gars yi les vrais patriotes fu ngeen mën a nekk rek fekk naa leen fa sama gars yi ne leen jébb loxo gars yi nag tey moom sama gars yi ci mouridisme la ñuy commencer. Attendez, d'abord j'éteins le téléphone comme ça gars yi ils vont pas déranger le temps que je l'allume. Voilà. Nickel, ça c'est fait. Et sama gars yi sama gars yi yaa nga xam ne ñun par lundi ba lundi laa joxe la am rendez-vous ak yéen mais tey moom gars yi xam ngeen lu ay di njàmbat loolu la olof yi wax lu ay di njàmbat gars yi dem bëgg ñu waxtaan parce que tey moom ñun ay taalibe murit lañu. Serigne Touba ñun ci Serigne Touba la ñu jëbalu yaakaar ko àdduna ak àllaaxira teg ci parce que ñun Serigne Touba la ñu topp ndax ay digle Serigne Touba mooy li yàlla wax li yonent bi wax amut leneen te ñun ay taalibe lañ te ci loolu lañ nekk te ci loolu incha allahu rabi la ñuy dee ci li ñu Serigne Touba digal. gars yi il faut que nag ñun ñu wax ak Serigne Bass Abdou Khadre parce que moom mooy suñu porte parole li murid yi man sama message bi may commencé tey moom laa koy adressé personnellement Serigne Bass Abdou Khadre. Il faut que ñu wax ak moom parce que gars yi ñun taalibe dañ commencé jaaxle en toute sincérité dañ commencé jaaxle parce que Serigne Touba gars yi bu ñu umpalee parce que il faut que gars yi ñu rappeler histoire yi d'abord histoire de Serigne Touba. Serigne Touba moo taxaw bureau ba ca Ndar jàkkaarloo gouverneur tubaab bi gouverneur bi ne ko maay borom Ndar Serigne Touba ne ko da ngay kàcc gouverneur bi wuy ma am pouvoir am armée am ay soldats am ay canon. Serigne Touba jàkkaarloog moom nekk da ngay kàcc di nga fi jóge Ndar des fi borom Ndar des fi te muy dëgg kañ la fi gouverneur ba jóge waa gars yi Serigne Touba il était du côté des talibés Serigne Touba yoonam bii talibé yi moo tax mu sos ko mais du affaire nguur Serigne Touba faalewul buur faalewul luy nguur Serigne Touba amul fenn ci ay bindam fu mu digtal pour ay dongoom wala ñi ko fi desal di ànd ak nguur. te loolu nañu waxante dëgg ki fi mujjee ci ñi nga xamante ne Serigne Touba mooy seen wajur muy Serigne Saliou Mbacké loolu la doxal bi jóge fi murid léegi nag ñun xam ngeen gars yi ay murid lañu gis ngeen ku ñu gis ñun wax nañ leen ko encore une fois képp ku ñu mës a gis mu attaqué waa Touba ñun dañuy jóg jaamaarloog moom parce que ñun Touba lañ gëm te loolu laay ñaan taalibe bépp tijaan ku ngeen gis muy attaqué le xalif des Tijanes jóg leen ngeen dal si parce que c'est pas normal duñ ko nangu duñ nangu kenn kuy attaqué benn xalifa bu benn tarixa Sénégal duñ ko nangu waaye tamit duñu nangu nag benn sëriñ duñu nangu ab koo mën a doon ngay mbuboo benn tarixa à des fins politiques loolu moom duñ ko nangu gars yi ku sëriñ bu bëgg a politique nag nga tekki say verre si mi sa xaftaan teg fële ñëw sur le terrain politique de toute façon le terrain politique est une patinoire d'où la glissade est fréquente. De toute façon, vous êtes avertis. Terrain politique bi moom ku ci ñëw on va te traiter comme un homme politique. loolu moom day leer te en toute sincérité ñun dañ bëgg a jaaxle parce que gars yi mënuñu comprendre man vraiment je dis mënuma comprendre en toute sincérité démb prise de parole Serigne Bass Abdou Khadre ça m'a fait mal ma di taalibe murit nag man di ko lancer sama li ko di ko wax li ma metti te li ma metti peut-être metti na ay taalibe murit yi bu ñu fàtte ne ci biir mouridisme dafa am ay ñu bokk parti socialiste doon ay taalibe murid dafa am ñu bokk AFP doon taalibe murid dafa am ñu bokk APR doon ay taalibe murid am ñu bokk réew mi doon ay taalibe murid am ñu ànd ak Khalifa Sall doon ay taalibe murid am ñu ànd ak Cheikh Bamba Dièye doon ay taalibe murid am ñu ànd ak Mansour Sy Djamil doon ay taalibe murid donc yoonu murid amul droit di fësal féeteem qu'on se dise la vérité parce que moom day gis Cheikh la war a doon te day njaaxaanay même bu amee péeteem moom sëñ Bass Abdou Khadre bu amee péeteem wala xalifa bi am péeteem amul droit pour di ko fësal publiquement ñun loolu lañ dul d'accord parce que buñ nañ waxante dëgg ñoom bu ñu fësalee seen péete publiquement nit ku bokkul APR mun na leen wax lu leen loo xamante ne du lu teggin te bu la nit waxee lu tegginu ñu def ñuy naqari ñun taalibe yi balaa ñuy yeggi foofu nag ñun taalibe yi suñ bopp gars yi ñu jàkkaarloog ñoom ne leen Mbacké Balla Aïssa lillaahi wa rasuuli dañoo bëgg yoon bi ngeen utiliser ko ci ni ko Serigne Touba doon utiliser mooy lillaahi wa rasuli ngeen féete ak taalibe yi te bañ a féete ak pouvoir
loolu dañ leen koy ñaan Mbàkke ngeen bañ a féete ak pouvoir parce que mënuñu ko fii lañ taxaw Macky Sall fii la taxaw ñëw bi mu taxawee ne les chefs religieux sont de simples citoyens ordinaires mais gars yi ñun def ñoo métti ñun taalibe tijaanoo muritoo laayinoo xaadiroo képp kuy taalibe métti na la ñun ñëpp ñu taxaw di dénoncer loolu am ci naqar ñun yemuñu foofu gars yi Dangote jóge fële am ak problème waa kër Serigne Saliou Mbacké Macky Sall ñoo atte ñàkkal njabootu Serigne Saliou Mbacké ngir Dangote boo xam ne dëkkul Sénégal waa kër Serigne Saliou taxawlu fii naq ay doom gars yi nañu waxante dëgg sëñ Cheikh bu Serigne Saliou fii lañ taxaw naqarlu ko wone carrément que ne Macky Sall moo leen atte ñàkkal loolu nañu waxante dëgg kuy murit daf la métti mu métti ñu nag ñu métti ñu tax ñu pointé du doigt Macky Sall ñu ne déet Abdou Latif Coulibaly jógee fële di ministre Macky Sall wuy ma wane di pointe du doigt Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne moo doon Serigne Touba Abdou Latif Coulibaly di taxaw naan ko monsieur Saliou Mbacké ñu di ay taalibe murit mu metti ñu te mënaluñ ko dara parce que ministre Macky Sall la ñoom ils ont le pouvoir ils ont les moyens ils ont tout mais ñun li ñu mën ñu taxaw ñun li ñu mën def nañ ko mooy taxaw di leen dénoncer di leen yëkk lu mel ne xamee te mu parce que ñun Touba la ñu am yéen Mbacké ñun yéen la ñu am waaye ñun suñuy def loolu yëpp sëñ bi ñu jàkkaarloo sëñ Abdou Khadre en toute sincérité nga mën a taxaw naan Macky Sall waaye sëñ bi nee na ñi fi présenté wu candidat yëpp yow yaa ko si doy sëñ Bass Abdou Khadre loolu du waxu kii te gars yi il faut ngeen comprendre benn affaire nag foog mu leer il faut ngeen xam ne souvent waxu porte parole yi xalifa yi seen porte parole yi souvent seen i wax yëpp xalifa bi waxu ko il faut mooy leer te loolu ba ko sëñ Bass Abdou Khadre di wax booba Macky Sall nekkul président de la République donc amoon ba mu ko koy wax booba nekkul woon Macky Sall nekkul woon président de la République sëñ Bass sëñ Sidi Mokhtar amoon na droit am candidat ya ndax booba Macky Sall du woon président simple candidat la woon waaye ku waxal yàlla sëñ Bass Abdou Khadre ku waxal yàlla xam nga ne Macky Sall ba yaakaar ba sëñ Bass Abdou Khadre amoon si moom Sénégal yeneen Sénégal yi 67% des Sénégalais yi ko voté am ko ci moom nañ waxante dëgg xam ngeen ne yaakaar boobu tas na donc Mbacké yéen li leen war ngeen jàkkaarloog Macky Sall ne ko Macky Sall da nga tas yaakaaru Sénégal yi billaahi wallaahi su ngeen ko defu leen ngir Serigne Touba defu leen ngir yàlla defu leen ngir yonent bi te yéen li leen war mooy wax te yàlla rek tax waru leen a wax ngir ndax ay man gars yi nay leer Serigne Touba boo gisee moom mu jàkkaarloo woon ak gouverneur u Ndar nee naa leen gouverneur tubaab yi ku xam jamono boobu doole ji tubaab yi amoon Afrique doole ji tubaab yi amoon ku ne xam na ko Afrique colon au temps des colons ku ñemewoon kenn ñemewuloon contredire les gouverneurs yi Serigne Touba taxaw contredire gouverneur u Ndar ba gouverneur bi mer ba fàtte casquette am gars yi mais Serigne Touba lan moo ko waral mu sañ loolu parce que Serigne Touba moo baatin la amoon ku am moom boo gisee mu amoon sañ-sañ parce que dafa amoon baatin waaye nag nañ waxante dëgg problème yi Mbacké yu ndaw yi sët yi surtout seen problème mooy dañoo amul benn baatin genn wàll gi la waxuma ñëpp am nañ ci mais genn wàll gi amul parce que nañ waxante dëgg ku bëgg parking mu oto bëgg ay étage bëgg ay jigéen yu rafet te doo liggéey ndax yaakaar ko lu dul nguur jox la ko nañ waxante dëgg ñi woo wax nguur la Serigne Touba waxoon borom Ndar problème bi yëpp foofu la nekk boo gisee ñoom kenn si ñoom ñemewul wax Macky Sall nañ waxante dëgg su leen Macky Sall di jox ay millions ngeen di est-ce que Mbacké est-ce que mun ngeen a comprendre ñun taalibe ñoo ngi dee xiif est-ce que vraiment mun ngeen a comprendre Mbacké taalibe yi bëgg addiya bu ñuy indi Touba moo tax ñuy dugg ci ay gaal ñu leen di jaay Libi est-ce que Mbacké mun ngeen a xam ne yéen bëgg luñ leen yóbbul moo tax taalibe yi nekk Maroc di fa torox est-ce que mun ngeen comprendre Mbacké ñun bëgg addiya bu ñu yóbbu Touba moo tax ñuy jóg 6 heures du matin di dox ci ay moins 0 degré waaw est-ce que nag en toute sincérité est-ce que mun ngeen comprendre yéen ngeen di dawal ay oto yu rafet a rafet di sol ay jesner di nekk ci ay kër yu ñu climé di fanaan ci clim di xëy ci clim di yendu ci clim Mbacké ñun ñu nekk ci ay néegu seng nekk ci ay néegu gattax Mbacké xiif di ñu sonal lekk ñu naanoonu fees ak ay problème ay bor
waa lillahi wa rasul est-ce que yéen bu ngeen tëddee war ngeen nelaw yéen normalement nañ tout simplement qu'on se dise la vérité da ngeen waroon chaque jour ngeen di or pour comprendre ñun li ñuy daj parce que ñun lekkuñu naanuñu waa sëriñ bi te yéen ñun taalibe yi dëkk ci ay néegu seng ay néegu sàkket ay kër yu duusi daanu ñun Mbàkke su ngeen wootee Xelcom ñoo fay teew bu ngeen wootee Xelcom du ngeen fa gis Macky Sall du ngeen fa gis doomu Macky Sall du ngeen fa gis rakku Macky Sall su ngeen wootee Xelcom du ngeen fa gis Marème Faye Sall du ngeen fa gis doomu Marème Faye Sall du ngeen fa gis rakku Marème Faye Sall waa lillahi wa rasuli yéen liggéey bu ngeen woote ñun ñoo ngi ci lu ngi addiye ju ngeen laajte ñun ñu xaru am ko ñàkk ko am bàyyi sax suñuy waajur yëkkati ko di ko andi Touba waa sëñ bi bu ngeen ñu défendre bu ngeen ñu vraiment ñun suñuy def loolu yëpp te mënu leen ñëw waxal suñu soxla waa Mbàkke finalement est-ce que xalaatu leen ni ñun WhatsApp bi dinaa ko taal sama gars yi est-ce que vraiment xalaatu leen ni lillahi wa rasuli ñun jot na nag léegi kon ñun ñu réfléchir ci lan la ñu lu ngeen woote ñun ñoo ciy taxaw ku leen dingat ñun ñooy jóg jaamarloog moom waaw ba pare yéen nguur gi nekk fii nañ waxante dëgg Mbàkke est-ce que yéen Mbàkke Touba man dama leen di ñaan di waawoon yéen ñi xalifa généraux yëpp kër diine yëpp dama leen di laaj benn affaire est-ce que Macky Sall suñu carte d'identité yii mu jël dugal ci 60 milliards bañ ñu ko jox est-ce que dëgg la damay laaj rek benn sëriñ moo war a taxaw ne ma ndax dëgg la wala du dëgg man damay laaj rek sëriñ si en tout cas dama leen di laaj yéen Mbàkke ci wax kër diine yëpp wax leen ma ndax Macky Sall dëkk bi mu nekk nit ñi votel ko démocratiquement Macky Sall ku sakat mu jàpp tëj ndax est-ce que dëgg la wala du dëgg est-ce que en toute sincérité Macky Sall li muy teg nit ñi yoon la wala du yoon waa sëriñ bi yéen biir Touba Macky Sall gis ngeen dama fa doxale ci élection législative yi passé ak fépp foo xamante dañ ko fa war a gagné waaye ñun yéen la ñu yaakaar est-ce que comprendre ngeen man dama bëgg a comprendre ndax est-ce que vraiment sëriñ si ñoom xam nañ ñun ñoom la ñu yaakaar lillahi wa rasul est-ce que ñoom xam nañ waxante dëgg est-ce que Serigne Touba xalaat ngeen Serigne Touba dina dem ay inauguration aéroport folklore bale Youssou Ndour gàddu micro di jóg di wéy di tëb di dal te li ma jaaxal sëñ Bass Abdou Khadre xanaa boo demee ba nga xam ne mënoo ñàkk a dem inauguration aéroport Blaise Diagne soo fa demee boo jëlee micro bi li nga war a commencer mooy gërëm sant Abdoulaye Wade gars yi nañ leen waxante dëgg ku fa jël micro waroon nga commencer gërëm sant Abdoulaye Wade aéroport bi Macky Sall nañ leen waxante dëgg ku mënul jënd machine thérapie mënul defar aéroport Léopold mënul defar aéroport su doon Macky Sall rek aéroport Blaise Diagne bi benn moule du mës a exister su nekkoon Macky Sall rek Macky Sall daa ñëw c'est vrai l'État est une continuité j'avoue mais Macky Sall ki créé ma naka ngeen di toogee di gërëm Macky Sall mi nga xam ne dafa ñëw rek peinture yéegale bàyyi Abdoulaye Wade mi ko sos waa est-ce que loolu yàlla ngeen di waxal wala lu neex Macky Sall ngeen di waxal est-ce que ab sëriñ war na wax lu neex nguur kese ab sëriñ ma foog ne lu mu wax def ci war a jiital laahu buur bi lillaahi wa rasuuli seet leen yàlla ñun sonn nañu li ñuy dal metti na te bu leen ko keneen waxee daf ñuy naqari bëgguñu ku leen diingat il faut ngeen comprendre ñun bëgguñu ku leen diingat yéen sëriñ si donc lillaahi wa rasuuli ñu leen di ñaan dañ leen koy ñaan ngeen défendre askan wi ngeen di wax lillaahi wa rasuuli yëpp mbirum askan wi ma ne li ma leen ne sëñ Bass am na si yoo xamante ne man ànduma ci parce que wóor na ma ne Serigne Sidi Mokhtar àndu ci parce que Serigne Sidi Mokhtar mënul d'accord ak Macky Sall ci li Macky Sall di doxal ni Sénégal loolu mënul nekk Serigne Sidi Mokhtar buy moom xam ne Macky Sall tas na yaakaar ndax fii la Macky Sall tëj Karim Wade Sidi Mokhtar Serigne Sidi Mokhtar dafa ñaan Macky Sall njëkk ak teggin ci nu ne Macky Sall lànk ba tëdd ci suuf ba Serigne Sidi Mokhtar wonee gannaaw Macky Sall kenn xamul kañ la waaye sëñ Bass lii laay wax bu fekkee APR nga man dama ne sëñ Bass bu fekkee APR nga ñun nanguwul nañu la ko mais dañ ne bu dee APR nga tekki say verre nag simi sa xaftaan ñëw sur le terrain politique comme ça su boobaa ñun dinañ xam nu ñuy traité ak yow waaye comme da ngay ne ñun parce que tarixa bi ñun ñoo ko ay murit lañu ci la ñu juddu suñuy waaju suñu mamati maam wax naa leen ko fii ci man samay maam ci ñi fondement Jumaa Tuuba bépp Jumaa Tuuba di yéeg ñi gas raay bi diggante Njaaréem ak Jurbel samay maam ci la ñu bokk donc kenn gënuñu yéey ci yoonu mouridisme te ku leen jàmbaaram mu naqari ñu dañuy jóg jafante ak moom mais lillaahi wa rasuli aussi ngeen taxawu kilifa ñun loolu rek lañ leen di ñaan ngeen taxawu kilifa wax xal askan wi te yàlla tax mais bu fekkente ne Macky Sall fu mu dem Macky Sall bëgg ñoo rey te fu mu dem ngeen di ko tatagal nañ waxante dëgg xoolal Macky Sall Khalifa Sall la ngi nii di taalibe Tijaan akkan
Macky Sall deful waxul Macky Sall jël ne ko ràpp ci kaso bi par force jaay ko doole mu dem Tiwaawoon amul dara lu Macky Sall taxaw fii neen Sénégal yi dinaa jël sama mandat 7 ans bi def ko 5 ans ba pare def lu ko ne muy fen yu wóor waaw ma foog ne sëriñ si yéen li fen li ci yàlla wax xam ngeen ko xanaa bu demee Tiwaawoon ba mu dem Tiwaawoon li ma jaaxal sëñ bi toog naan ko way da nga leen waroon wax ne léegi dama koy def 10 ans sëriñ si lillahi wa rasuli ay waay yërëm leen ñu ñun ku leen jàmbaaram daf ñuy naqari parce que ñun yéen la ñu yaakaar bu fekkente ni yéen la ñu yaakaar te vraiment suñu yaakaar si yéen ngeen ji ñu woon chaque jour le contraire sëñ bi dinañ am yeneen position te bëgguñu loolu ay taalibe lañ te ci taalibe lañ bëgg a dee dañ leen di ñaan lillahi wa rasuli ngeen seet yàlla ci taalibe yi xam ne ñun taalibe yi sonn nañ trop xam ngeen ne li xew aéroport démb li xew inauguration bii démb xam ngeen ne du dara lu dul récupération politique du leneen lu dul récupération politique donc lillahi wa rasuli ça suffit Macky Sall moomul Sénégal Macky Sall dafa ñëw fekk te Macky Sall defalu fi sëriñ lu Ablaye Wade defalul sëriñ au contraire li Ablaye Wade defal sëriñ si genn wala Macky Sall defalu waa sëñ bi mbaa bi nii rek ngeen ko bëgg a jàppee ku ñëw rek ngeen tattagal ko di lekk di naan ñun ñuy dee xiif ku ñëw teg ñu lu ñu neex di ñu noot di ñu teg lu ne benn ñun ñi nga xam ne contre pouvoir wax naa ko ci annonce bi mouridisme bi sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba contre pouvoir la woon mooy da doon defal askanu Sénégal contre colon yi donc waaye lillahi wa rasuli te ngeen a taxaw Cheikh Ahmadou Bamba parce que ñun yéen la ñuy xoole Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba lillahi wa rasuli dañu leen di ñaan li Macky Sall doon def nii c'est de la pure politique politicienne c'est de la récupération politique ñun yëpp on est content que Sénégal am aéroport bu bees loolu dara nekku ci on est très content mais dama ne bu ngeen demee di tàgg Macky Sall lu tax tàggu leen Ablaye Wade man loolu moo ma bëgg a jaaxal te aéroport bi de conception Ablaye Wade du commencé ko Macky Sall ñëw yeggali ko waaw lillahi wa rasuli gars yi xanaa kuy gërëm infirmier buy vacciner nit mën a gërëm médecin bi créé vaccin ba nee naa leen Macky Sall amul benn vision bu mu mën a taxawalee aéroport parce que Macky Sall ngi mënul jënd machine thérapie pour Sénégal naka la mën a créer aéroport waa ñun lii gars yi en toute sincérité ci lii dañ ciy nekk ba kañ Macky Sall xaalis bi mu leen di andil billahi wallahi tallahi xam ngeen ne Macky Sall booba doonul avant 2000 Macky Sall mosul dem Touba mosul dem Tivaouane mosul dem Léona Niassène mosul dem Yoff xaalis bi leen Macky Sall di andil suñuy ronkoñ lay ñëw di leen nandale suñuy ronkoñ la Macky Sall di ñëw di leen nandale gars yi téléphone bi man maa ko fay dinaa ko taal léegi incha allahu rabi maa ngi seeni message bi incha allahu rabi dinaa taal téléphone bi léegi Macky Sall xaalis bi mu leen di andil suñuy ronkoñ la ñëw Macky Sall doonul alal ci ndey doonu ko ci bàyyi billahi wallahi xaalisu askan wi lay jël di leen ko jox te Mbàkke wallahi yéen ñii di ay xam ngeen ne riba li ci yàlla wax gënu ma leen ko xam lillahi wa rasul ay waay bàyyi leen xaalisu askan wi leen Macky Sall di jox ngeen di ko lekk di ci takk ay soxna di ci jënd ay oto yu rafet di ci tëdd tabax ay kër yu rafet kër yi du ngeen dee ba yóbbaale ko Serigne Touba nekk na fi ba jóge fi mosul lekk lu neex Serigne Touba nekk na fi ba jóge fi Serigne Touba nekk deful lu dul yàlla ak yonent bi bind alxuraan chaque jour ñaata tonnes la bind ku bind dund bu gàtt bi mu dund bind ci 7 tonnes xam Serigne Touba daawul ne la sax 2 heures de temps man xam naa mbakk yu bëri xam naa leen duñu julli sax fajar buñ demee surtout Serigne Touba di biddante xam ngeen ne gars yi nañ leen waxante dëgg bay ay caaxaan nañ leen waxante dëgg bay ay caaxaan mouridisme gii Serigne Touba ñun ñëpp a ci yem ñun ñëpp képp ku nekk ci li mu digle bi moytu li muy tere parce que li mu digle mooy li yàlla wax li yonent bi wax Serigne Touba waxu leneen lu nit di wax nag ay waxu boppam la mais Serigne Touba moom en personne wàcc na yàlla ak yonent bi la wax Serigne Saliou mi fi mujjee loolu la dox Serigne Sidi Mokhtar mii loolu ci loolu la nekk te gis nga man vraiment su ma amoon baat tuuti Touba dinaa leen ne affaire porte parole bi nañ koy alterner ku ko yor 6 mois ñu jëlee la fa teg fa keneen au moins dinañu éviter parloo gi parce que il faut ngeen comprendre leen parce que man su ma gisee sëñ Bass ni muy kiyee Macky Sall dafa mel ni ko am ak problème waa kër sëñ Saliou di leen ko xeexee
parce que nag ay problème yu bëri dafa nekk entre Mbàkke yi biir Touba loolu aussi il faut ñu koy wax ay problème yu dul jeex moo nekk seen biir mais bu leen jël suñu tarixa bi di ko politiser ñun loolu la ñuy bañ nañ waxante dëgg ku sant Mbàkke ak li ma ne nañ waxante dëgg li Macky Sall teg waa kër Sëñ Saliou di seen diggante ak Dangote waroo taxaw di tatagal Macky ñun waxuñu ne ku bëgg a ànd ak Macky Sall àndal ak moom mais dañ ne bu kenn ji mouridisme bi la ñuy jël ku laqatu ci ginnaaw mouridisme di ko utiliser pour lu neex Macky Sall mbaa nga laqatu ci ginnaaw Tijaniya bu maam El Hadji Malick bi di ko jàppale Macky Sall nañ waxante dëgg duñ ko nangul waa Yoff duñ ko nangul waa Kër Baye ku bëgg a politique nag accepte koo mën a doon mais politique géew politique baa ngi kenn moomu ko wàccal sur le terrain wàccal sur le terrain après tu vas nous trouver sur le terrain mais duñu nangu kenn ku utiliser suñu tarixa yi à des fins politiques kooku moom dañ koy wax ba ñëpp dégg ko ku mu neex ak ku mu naqare lañ ci yemale loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Macky Sall ñuy rey wax leen kaka Macky Sall li muy doxal du dëgg du yoon billaahi sëriñ bu ko waxul waxoo te yàlla tax ku ko waxoo sëriñ Touba tax waxu maam El Hadji Malick tax waxu maam Limamou Laye tax waxu maam Baye tax loolu mooy dëgg seeni bakkan ngeen di waxe te loolu dafa doy ñun duñ ko nangu duñu nangu loolu duñ ko nangu parce que ñun encore une fois nañ waxam ci dëgg lu ngeen woote ñun taalibe ñoo ciy wàcc du ngeen fa gis doomu Macky Sall du ngeen fa gis Marème Faye Sall du ngeen fa gis benn bokku Macky Sall waaye léegi lu tax Macky Sall bu ñoo gën ci yéen lu ngeen woote ñun ñoo ci suñu ñàkk lañ fay def nañ waxante dëgg su ngeen wootee ruuj ñun ñoo ñëw ruuj si su ngeen wootee jiw ñoo ñëw jiw su ngeen wootee baxaw ñoo ñëw baxaw si su ngeen wootee deqi ñoo ñëw deqi su ngeen wootee bàcc ñoo ñëw bàcc su ngeen wootee ngóob ñoo ñëw ngóob du ngeen fa gis benn doomu Marème Faye Sall du ngeen fa gis benn doomu Macky Sall du ngeen fa gis rakku Marème Faye du ngeen fa gis rakku Macky Sall waa léegi lillaahi wa rasuli lii nañ waxante dëgg bekkañ gars yi ngeen ne ba pare ñun amuñu baat kenn amul droit ne leen nag Mbàkke ngir yàlla xoolaat leen seen doxalin Assane Diouf loolu rek la def deful leneen nañu waxante dëgg dafa metti dañoo bëgg a dee ñu Macky Sall di ñu nopp ngeen di ko raay nañ waxante dëgg parce que yéen nan la wax ne leen mënu leen a parce que li ñuy dund leen ko c'est vrai ñun xam nañ ne yéen amu leen benn problème yéen a ngi lekk ba suur yéen a ngi naan ba mandi yéen a ngi seen i oto yu rafet yéen a ngi seen ay étage yu rafet yéen a ngi seen i soxna yu rafet yéen a ngi seen i compte banque yu fees dell ak xaalis te Serigne Touba bàyyiwu fi 1 centime Serigne Touba à part jumaam Touba ji ak Serigne Touba jumaa la fi bàyyi ak ay kaamir donc kuy sëttu Serigne ku sant Mbàkke xam nga lan la war a góorgóorlu bàyyi mooy néegu yàlla ak téere yàlla Mbàkke loolu la war a tiitaroo mais du oto bu rek ndax Serigne Touba bàyyi fi oto war donu leen oto Serigne Touba donu leen ci moom ay étage Serigne Touba donu leen ci moom compte banque Serigne Touba amuloon compte ku xam compte Serigne Touba génne ko boo ngeen gisee woyam di wéy nii ba faw billaahi wala ay sët yu bëri jour bu ñu dee bu ñu leen suulee bés boobu lañ leen di fàtte bu Serigne Touba meloon nii ngeen mel nii Serigne Touba bu topp àndoon ak buur bëgg ay kër yu rafet bëgg ay oto yu rafet tey yoonam bii tey du exister kon mouridisme fàtte nañ ko ca fàtte yu njëkk yow lillaahi wa rasuli delloo si leen seen xel yi gars yi maay taal WhatsApp bi li ñu dal dafa métti qu'on se dise la vérité te ñu ne kenn du ko wax li ci métti mooy kenn du wax Assane Diouf a ngi jóg saqat rek ay gaa jóg dem toj këram te nañu waxante dëgg sëriñ si nekk fii mun a taxaw naan Macky Sall ñii dem di toj kër yi jàmbur yi ngeen war a taxaw ni leen du dëgg du yoon nañ waxante dëgg fan nga gis am réew force doit rester à la loi kenn amul droit ci am réew dem di fajal sa bopp kenn amu ci droit mais voilà te nañ waxante dëgg li ñuy wax nii yéen gënuñ leen ko xam Barthélémy Dias ba ay waa PDS yebale ay nit ñu dem songu ko Barthélémy dafa génn dóor leen ay bal bi am ko si ñàkk bakkanam Abdoulaye Wade dina ko jàpp de pourtant Macky Sall moo ñëw ne leen légitime défense la Assane Diouf donc moom légitime défense la nekkoon permettez-moi s'il vous plaît ma wuyu kii di woote nii allo salaamaaleykum allo oui waaleykum salaam soxna si waay ça va waay ñooy sant bu baax a baax ça va waay merci la baronne merci beaucoup merci beaucoup merci ci maam Abdoulaye Wade. xam nga dama di doomu buur gewal. dëgg la. Maali. Daaro Wade Ndiak. Yérim Wade Ndiak. Maysa Wade Ndiak. Fara Wade Ndiak. jërëjëf. Tafsir Dikke Wade Ndiak. yu ko mi ci songum xeer. jërëjëf yu ko dara saar.
Maane Coro Sarr. jërëjëf Coro Sarr. Alkaati Masamba Borom jam dem ci Ganjoor. est-ce que Papa Yirim Maye Demba Diagne Demba Tabara Diagne Demba. est-ce que Ganjoor bi mooy Abdoulaye Wade. merci Lu mu ci tong mu xeer l'homme du 19 mars. dëgg la L'homme du 19 mars 2000. waay waay Qui a révolutionné le Sénégal. tout à fait wallahi wal gis nga nit. xam nga lu ma bëgg ci doomu aadama. dëgg la nit lu mu métti. lëkk bu lekkee alom. lu ko gërëm a coy. te muy dëgg. aéroport bi tey. Man de. xëy na sama xam-xam ci politique bàyyiwul. parce que man je suis apolitique. il faut que gars yi comprendre la man du ma politique barke alxuraan aw ma. dëgg la rawal laa baroon. su ma di am Idrissa Seck laay faral parce que je suis rek. mais man Idrissa Seck ko Ablaye Wade Youssou Ndoro Macky Sall ñoom ñëpp. merci. sama yoon nekk ci man je suis politique man du ma politique pas je suis pas je suis apolitique. parce que alxuraan. dëgg la rawal laa baroon rawal. il faut nit ki ñu koy waxal defam lu baax. dañuy bàyyi di fakk jëf. bu ñu demee ba toog. ba toog muy géwël yi Youssou Ndour tout le monde. war nañu mën a gërëm ki nga xamante ne mooy Mame Abdoulaye Wade bi ni lii kat de tey jii bu ko yàlla dogalee ba tey avion mën see wàcc ñaari avion Air Sénégal mën a wàcc. mais laa baroon bugguñu lu naqari Macky Sall. bugguñu lu naqari Macky Sall. mais loolu moo dul yoon. moo bëggoon lu ko naqari yaa ngi koy gaañ. ñu ngi lor Macky Sall parce que ñu ngi koy wutal ay noonu. wallaahi Macky Sall xamul ni ñooñu toog jàkkaarloo ñu ko bàkkal ay maamam ñooñu ñooy ay noonam tey parce que. d'accord franc loolu mooy indi problème bi mooy indi musiba bi suba. dëgg la man ku ma mënti doon ku ma doon Sénégal nañu may nit ñi jàmm dañuy bàyyi sakk jëf. man sama àdduna li ma ci gën a bañ mooy sakk jëf nit ki bu loolu lebalee juróomi dërëm. waay bu fekkee da ngeen am problème mu junni. fàttali ko ne amoon nga problème mu. juróomi dërëm mu lebal la ko. dëgg la dañuy waxal Ablaye Wade ay baaxam c'est pas parce que. te gis nga laa baroon. oui. barke alxuraan man waa Touba la. wuy ma Touba laa juddoo mbàkke yi wuy ma ci ñoom laa yaroo ci ñoom laa màgg dama lay wax leen na xoolal barke alxuraan li leen Ablaye Wade defal Macky Sall deful genn wàll bi. dëgg la Macky Sall defalu leen genn wàll bi man maa ko seede. Ablaye Wade man maa laa koy wéy parce que mën na nekk sama maam. Ablaye Wade bi mu jox mbàkke yi. man gisaguma. man ba fàttalikoo guma de li ma jot a xamagum ci affaire gouvernement Sénégal li ma jot ñi nga xam ne nii naa seen gouvernement. amul ku ci joxe noonu cër. mbàkke yi man Ablaye Wade danaan dem Touba su ñu ay dàllam. su ñu mbaxa naan toog ci suuf. man nee naa leen Macky Sall dootuma ko tudd parce que sama yaay daf ma ci ñaan ni man naa ko bàyyi tout tranquillement. mënulu ma dara nag man mënu ma tëj. dëgg la mënulu ma ñaari dërëmu mag parce que yonent bi. non dafa am loo xamante ni dañ koy cërale nit ki. dëgg la bu taxawee di gërëmaate. nañ boole Mame Abdoulaye Wade parce que 2007. bi muy teg première pierre foofu ca Diass. ñëpp tegoon nañ ci ay bët. dëgg la nag nga wax mu yegg yàlla la neex. waay tey bu sañoon dina fi toog ba àggale aéroport bi. ci inauguré. te muy dëgg. ci nguurum ab Macky Sall. moom la tombeel. te mënu ci dara moom la fi yàlla def moom la ñuy woowee son excellence. waay le président de la République du Sénégal. waay te mënu ko bañ. mais nañ ko gërëmee Abdoulaye Wade. waay nañ ko gërëmee mais man daal man daal fi mu toll nii dama xam lu may wax. parce que man xaw ma ci politique lu bari. dëgg la mais woon naa ko ci wax ni ko Coro Sarr moomu. nañ ko gërëm. jërëjëf. bu dul dara aéroport bi moom moo taxawal ay xeer. mais tegoon ay ciment tegoon suufam. la baroon bu doon Macky Sall rek déggoo ma de su nekkoon Macky Sall rek aéroport bi du mës a exister. Macky Sall amul vision bu muy taxawalee ay aéroport. amul vision bu mu taxawalee aéroport. waaye. waaye. non man li man leen rek moo ma si jaaxal dama ne man waxuma ne man laa baroon man waxuma ne bu ñu gërëm Macky Sall am na mérite ci aéroport bi ndax moo ko yeggali parce que état continuité la loolu ñun du wax ji mais li ma jaaxal man li ma ci métti gis nga man xoolal laa baroon baal ma li ma ci métti gis nga li ma si métti man li ma si métti du ay Youssou Ndour ay parce que ñooñu dama leen classé parce que ñooñu wuy ma ñooñu ay nitu Zahir kese lañu ñooñu mais xam nga man waa kër Serigne Touba man waa kër Cheikh Ahmadou Bamba man ñoo ma tax a jël sax wóor na yàlla ñoo ma tax a def laay bi parce que mënuma comprendre surtout Cheikh Ahmadou Bamba est-ce que yaa ngi may dégg mënuma comprendre man surtout Cheikh Ahmadou Bamba di sëgal bopp ci kanamu pouvoir parce que Serigne Touba dafa loolu du liggéeyam te loolu du yoonam bi te ñun dañ dul nangu ñoom ñu jóg ak seeni kaala
ne parce que Mbàkke rek lañ sant jël ñu ñun taalibe di ñu utiliser Macky Sall ñun loolu lañ dul nangu. ñun dañoo bëgg ñoom ñu uppi bëtti Macky Sall ci dund gu métti gi ñuy dund ñun taalibe yi dañoo sonn. waaye. këru diine yi. këru diine yi. ñoom dañu war a woo Macky Sall. kon papa tuuti ñu teg ko ci table ñu waxanteeg moom dëgg bokk li nga xamante ne moom la askan sénégalais bi di dund. waaye. parce que ki nga xamante ne bi muy yëg. dañuy marabu. fii du fi fonctionné fii marabu ak nit ñi simple yi ñoom laa boole yemale. kon kooku dafa maasale lépp. xool kooku xool Serigne Touba liggéey. xool li njaboot Serigne Touba am. ak Serigne Touba xool li waa kër Alaaji Malick am. li waxante dëgg. day waxante dëgg. man li ma wax mooy du ma ci sori mais dama ne woon. naa dugg ma bakkal ma Abdoulaye Wade. ay baaxam parce que budul woon ak moom. aéroport bi taxaw ci nguuram la ko yàlla taxaw. oui ma tey nag bu yeggee. Macky moo ko yeggale. la baroon. Abdoulaye Wade nit da ngay gërëm. la baroon. pour lu gërëm nit doo gërëm yàlla oui mon frère. gis nga bàkk gi nga bàkk Abdoulaye Wade gars yi mel nañu ci ay kër yu bëree bëri gars yi nañ nga bàkkalaat leen maa ngi gis message bu ne nga bàkkalaat balaa ngay quitté nga bàkkalaat ko Abdoulaye Wade. inshallah dinaa ko dolli. may jox sama fan yëpp rendez-vous inshallah demay vers 19h30. inshallah may bàkk sama rakk ju baax jooju Wally Ballago Seck comme ginnaaw dafa am ñaari soxna. waaw dinaa ko defal spécial live ma leen di invité yéen ñëpp di leen invité loolu laa ne woon nag naa ko ci sàppali. merci may bàyyi ko kon ne liggéey bi ñëpp kontaan nañu on est dernière fois. merci sister vraiment chapeau Ibou mon frère. merci vraiment ma sœur merci beaucoup merci la baronne yow amoo morom. Merci beaucoup, Kokdi ma sœur la baronne. Permettez-moi justement activer s'il vous plaît WhatsApp bi. Parce que man maa ko coupé woon pour mën a développer un tout petit peu. Voilà. Voilà, le WhatsApp est activé. Donc voilà. Donc gars yi man encore li may man wax naa leen man ay ñoom Youssou Ndour moom man ay ñoom Youssou Ndour man ñooñu yitteeluñu ma man sama yoon nekkul si ay Youssou Ndour. yaa ngi dégg parce que man ñooñu taxuñu may wax man. Youssou Ndour faale ma Youssou Ndour ak ay milliards ak ay lu man on s'en fiche nous de Youssou Ndour ñun li ñu Serigne Touba bàyyil moo ëpp ay milliards moo gën ay milliards mais dañoo bëgg rek ñun li ñuy ñaan suñuy Serigne parce que ñun dañ leen ko wax encore une fois ñun du ñu nangu kenn kuy dingat benn xalif benn ak ku mu xol moo xam xalifu Mouride ak Tijaan ak Laay nag duñ ko nangu parce que aussi après tout ñoom la fi yàlla teg ay nit yàlla lañu te ñoom nañ waxante suñu société bi ni mu mel ni am nañ ci liggéey bu rëy lii fi seen i waajur seen i maam bàyyi du ne may leen ma juste ma jël kii s'il vous plaît allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waa sëñ bi. waaye jaar man la damay leb tur bi quoi. yaa ngi Argentine waaw waaw xamee naa la ba continuer gaa yi ngi lay déglu. waaw sa kii bi sa action bi kii rafet na trop ñu ngi jaar ñëpp merci beaucoup merci. da ngaa laal projet bu am solo. mais dañuy jël ci wax suñu jàmba yi rek. waaw. suñu jàmba yi nee na. bu docteur yi feebaree fu maladie jëm. bu docteur yi feebaree. fu maladie jëm. ça c'est vrai te muy dëgg bu wër. ci jamono jooju lañ toll bu ñu demee ba sëñ Bass Abdou Khadre porte-parole Mouride. waay. mu wax daan ne moom man maa seetaan man li may wax ni man maa seetaan mu wax daan ne ba ñuy sëtoo réew mi ñëpp ñëw. waay moom mu ne. Macky Sall moom moo ko ci doy. te suñ Touba politique ay affaire am dimul ci politique. non mais gis nga loolu. def dul waxam sax moom. ay affaire am dimul ci politique gis nga damay wax. waaw bu bañ ñu saaga la wala bu bañ ñu wax la dara dugg ci affaire politique. tout à fait loolu laa doon wax sànq. parce que loolu moo ko waxal parce que affaire Diouf dem na suñu dox su jëlee ay milliards dafa laajte léegi moom mu ñëw naa ne Macky Sall xam nga kon kooku maanaam moom am na fu mu féetee te moom gis nga dañuy wax ne maanaam day ji njaaxaan day da nga war a tëddee day ji da nga war a tëddee ne njaaxaan loolu tout à fait waaye. kilifa diine yi nañu génnee seen bopp ci politiciens yi. ñun de moo ñu gënal de. seen maam sant leen loolu te gis nga naa la xam ne naa sax danañ dem ba jamono joo xam ne. Serigne Touba Mbacke man maa la ko wax. jamono jooju ñu ngi si dugg parce que ñu ngi si dugg. waaye danañ dem ba jamono jooju yoo xam ne si maanaam. parce que bu ñu demee maanaam ba di taxaw di jàkkaarloo am mbaax di ko daggal ay saagay ndey kon nga xam ne maanaam jamono yàqu na wallahi tallahi. loolu lépp Serigne Touba sant leen. déedéet lépp nag. waaye Serigne Touba sant leen ko. wallahi. affaire Diouf day bëgg am ndam seen kaw. waaye te muy dëgg bu wër. am ndam seen kaw. te muy dëgg. maanaam day bëgg am tey
suñu bas waaw ci boppam parce que produit muy yaa may dégg dafa am foo xam ne si maanaam dafa war a yem waaye parce que suñ Touba jëlul boppam duñ ko ci politique parce que dañoo nekk ci Sénégal boo xam ne si maanaam lañ suñ Abdoulaye doon def wala lañ maa Abdou Aziz doon def waaw wala suñ Fall doon def ñoom lañ waroon a def dëgg la politicien bu ñu wàcc ci woon ngay woo ko ba mu ñëw nga ne ko yow kat ni ngay defee ñii nangam nga doxalee pour ñii askan wi nangam wallaahi loolu mooy dëgg dëgg la bu ñu demee tey ba ay mbàkke sax ci terrain bi xam nga la waaye di ko ñàkkanteeg doomu aadama yi doy na waar de seeni taalibe waaye di ko ñàkkanteeg seeni taalibe kon nga xam ne maanaam la suñu sàmbay doon wax naan bu docteur yi feebaree fu malade yi jëm foofu lañ toll bu docteur yi feebaree fu malade yi jëm nañ ñooy docteur yi wallaahi diine yi waaw bu ñu demee ba kilifa diine yi maanaam jël seen bopp ci malade yi taalibe yi wur dem ñoom jël ko teg seen bopp doy na waar de ne ko doy na waar de kan moo ñuy jubbanti amul de waaw kan moo ñuy jubbanti kan moo ñuy jubbanti tey ci ndóodi instant bi si jamono jooju lañ toll kan moo ñuy jubbanti dañ waxante dëgg wallaahi wallaahi man mi di wax ak yow voilà dëgg si loo xam ne dafa rafetul dëgg la non dafa rafetul waaye diine yi nañu génnee seen bopp ci politique ba Ablaye Wade doo Macky Sall ñëpp si yem waaye parce que loo fi wax wax day def wax day def waaye Macky Sall dafay jógee dëgg la waaw wax day def sa Macky Sall dafay jógee dama bu Macky Sall jógee xalaatal keneen fi ñëw ka nga doon xeex di jàppale Macky Sall xalaatal maanaam bu ñëwee bu boobaa yow loolu nga koy wax mais ñoom non même wax bi rek la ñuy wax de bu ñëw keneen ku ñëw rek ñoom loolu rek lañ ko bëgg a jàppe de te ñun loolu la ñuy bañ mais loolu yëpp mais loolu ñëpp nit waaye l'islam santaane wu ko de ñoom jàng nañ alquran waaye jàng nañ alquran li ñuy wax ñooñu ko gën a xam fuuf waaye waaw xam na li ñuy wax mais tey bu demee maanaam tey ba ay Touba suñu def Abdou Khader xam naan waaye ñëpp biñ ñëwee di wut ci réew mi waaw suñ Siri Sarr moom moo ne Macky Sall mi doy na ma te loolu xam nga loolu wuy ma loolu temps campagne la sax la woon wuy ma loolu campagne la woon te waxu biir nekk la ko waxoon xaay ma wax la xam nga lu ko waral mooy seen xeexoo bi ñuy def biir Touba ñoom Mbàkke entre ñoom xeexoo yi ñuy def seen biir moo waral loolu parce que dafa am ñoo xam ne dañoo contre waa kër sëñ Saliou am ñoo xam ne dañoo contre waa kër sëñ Fallou am ñoo xam ne dañoo contre waa kër sëñ Abdou Lahad man xam naa ne da ko li ma wax man biir Touba la nekkoon si Mbàkke yi man li ma lay wax man waaw dama xam lu leer dama see xam lu leer waaye waaw man nañ jël waxu suñu càmbañ ji nag bu docteur feebaree fu ma laa di jëm waaye waaye foofu lañ toll mais aéroport jar aéroport jar képp ku ko wàcc war ngaa sant maître Ablaye Wade tout à fait ku ko wàcc nag laa wax de wallaahi ngaa sant Ablaye Wade mais loolu moom wax ju yàqu la sama sëriñ waaye loolu kay kenn waxatu ko waaye parce que Macky Sall moo ko yeggali naam moo ko yeggali waaye ñu Ablaye Wade bu taxaw ba Macky Sall du ko yeggali tout à fait ça c'est vrai waaye waaw mais sëriñ nañu génne dem bokk jërëjëf sama waa ji vraiment am na solo lépp luñ ci déglu allo ñu ngi gërëm bu baax a wax suñu waajo yu doon woote depuis Argentine ñu ngi koy gërëm bu baax ligne bi moo coupé donc gars yi man liñ leen di wax ñun Touba nee naa leen la fa nekk ñun xam nañu ko parce que ñoom ci mbàkke yi seen biir dafa am ñoo xam ne dañoo contre waa kër sëñ Saliou am ñoo xamante ne dañoo contre waa kër sëñ Abdou Lahad am ñu contre waa kër sëñ Fallou mais lillahi wa rasuli ñun seen ay problème loolu seen biir la entre ñun intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy li ne fàng Sénégal yëpp di ci teg seen bët mooy que ki nekk ci xalifa bi muy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mu ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wër di ñaan wallahi ki nga xam ne mooy sëñ Bass mu nekk fi aussi moom ñu di ko ñaan moom Serigne Bass na tëddee njaaxaanaay parce que sëñ Sidi Mokhtar mi nga xam ne moom fi nekk moom njaaxaanaay la tëddee waxul ci politique tey waxul ci politique ëllëg donc lillahi wa rasuli dañ leen koy ñaan Mbàkke dañ leen koy ñaan lillahi wa rasuli ngeen tëddee njaaxaanaay su ngeen mënula ànd ak Macky Sall sax ngeen bañ ko fësal ay nit di ci teg seen bët di leen wax lu leen naqari parce que dañ waxante dëgg lu mel nii moo indi Assane Diouf taxaw di laaj fu ngeen jëlee ay milliards nañ leen waxante dëgg ndax bu doon ne Serigne Touba def fi bàyyi xaalis bu nit doon nag ay dugg na fi génn na fële ñun du ñu am benn problème mais Serigne Touba mosul laal xaalis dama ne ñun Serigne Touba bi nga xam ne moom lañ fekkee jamono muy Serigne Saliou Mbacké
kan mu mës a gis Serigne Saliou ak Jesner. allo salaamaaleykum. si mën nañu am sa tur wala da nga koy leb. naka mbir yi. sant bu bërëwër. alhamdulilah mani. waaw. mani. waaw allo. man sax yàlla def na mosuma dugg ci réseaux sociaux di wax. dëgg la. waaye tey dama gis sa live bi dama ci tombé rek. mën naa dugg ndax débat bi xëy na lu intéressant la. dëgg la. parce que li nga wax dëgg la. nit ñi. comme yàlla def na Ablaye Wade moom moo commencé woon aéroport bi. mooy suivre Macky Sall bi mu tegee over ba léegi. travaux yi mu doon def ak yëpp kenn musu ko tudd kenn musu ko gërëm. waay kenn musu la wax lu jëm ci moom lu dul. bi ñuy laaj Sénégalais aéroport bi kan lañ ko war a tuddee. dëgg la. mu nekk loo xam ne pour man vraiment rafetul ci deru Sénégalais yi. wallahi wallahi. parce que Abdoulaye Wade il a beaucoup fait pour le Sénégal. tout à fait. loolu ñi nga xamante ni bii man Angleterre laa nekk de. dëgg la way gis naa numéro bi. mais dégg nga mais Sénégalais yi mais Gambiens yi nga xam ne par exemple dañu dem Sénégal. waaw sax. dañ naan la Sénégal ni mel Abdoulaye Wade ndegam moo ko def Sénégalais yi fayuñu ko. dëgg la. xëy na nag yàlla moom mooy fal mooy folle yàlla moo def. nguuram jeex. dëgg la. parce que nguur wu dul jeex amul. amul alhamdulilah malikal mulki tuuti ko mën a saaw ila axiri aaya. te muy dëgg. waaye man nag kilifa diine yi moom du ma wax jëm ci ñoom ndax seeni mbir dafa kawe ci man. dëgg la ci ñun ñëpp nag. waaye daal li wér te wóor mooy. bépp kilifa diine boo xam ne yaa ngi ci réew mi. Serigne Touba ak El Hadj Malick sax dafa sori. wallahi. da ngay xool ci ku mel ne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma. dëgg la. noble la. intellectuel la. wallahi. xam jamono. boole ci xam l'islam. dëgg la. ci jaamu yàlla ak maandu am na discours am yu daw ci Facebook bi. nit ñi mën nañ koo génne ñu tegaat ko. dëgg la. nit ñi déglu ko. wallahi. am na discours bu mu defoon Côte d'Ivoire. waaw. dafaa demoon fekk fa immigré ya fa nekk. dëgg la. discours ba mu def dafa yéeme ba léegi nii bépp nit bu nekk à l'étranger. soo ko dégloo da nga ci gis sa bopp te da nga ci jëlee ay conseils da nga ci jëlee ay njëriñ. wallahi wallahi. c'est-à-dire li nga xam ne daal moo xew fi mu nekk nii. mooy tasaaroo bi dafa bare. trop waaye. man nag. je ne sais pas man nag du ma politicien. dëgg la. mais li wér te wóor mooy. nit ku def erreur amut. tout à fait. waaye Ablaye Wade boo xoolee erreur yi mu def ci Sénégal. waaw. nga xool maanaam daal boo xoolee lu mu def ci lu négatif. waaw ak lu mu def ci lu positif. dëgg la. di nga mën a li mu def ci lu négatif. te muy dëgg. tey man yàgg naa wax ne Ablaye Wade. bu fi jógee ka fi ñëw laa yërëm. dëgg la. parce que. ay projet waaye. capacité. intellectuelle am. waaw. ak relation internationale am. dëgg la. du ma ne kenn du ko am parce que yàlla moom lu nekk moo koy maye. mais génération politique bi ma gis Sénégal yaakaaruma ko ci ñoom. dëgg la. yaakaaruma ko ci ñoom. lenn nag moom comme nag tey laa mas a dugg ci réseaux sociaux yi. lenn laa yàgg di wax. képp ku may waxtaanal ci mbiru politique. dëgg la dinaa ko wax tey. Macky Sall képp koo xamante ni bii da ngaa bëgg mu jariñu. te yéene ko jàmm. na ko wax. na jubóog Ablaye Wade. dëgg la. waxuma coopéré na jubóog moom di ko laaj ay xalaatam. dëgg la. parce que mën na koo dimbale 100%. dëgg la. tey Macky Sall tey. yàq na woyam ba pare. yàgg na. ndax diggam ak Ablaye Wade. li ko Ablaye Wade defal moo taxaw ci réseaux sociaux yi di ko wax ci Facebook bi nit ñëpp di ko dégg. di ko dégg wallahi wallahi. lim doon tàggee Ablaye Wade ci projet aéroport Diass bi commencement bi lim doon tàggee Karim Wade lépp mi ngi koy wax ñu di ko dégg. wallahi wallahi. mbiri Karim Wade nag du ma ci dugg parce que xaw ma lu ci xew ak lu ci xewul. dëgg la. mais li wér te wóor mooy képp koo xamante ni bii. da ngaa bëgg mu jariñu. dañ ko waroon a wax na jubóog Ablaye Wade di ko laaj ay xalaatam. te muy dëgg. di ko seeti di waxtaan ak moom. mu jàppale ko. parce que état continuité la dëgg la. way Ablaye Wade moo commencé woon mu ñëw di eggale. di eggale waay. dégg nga.
mais autoraay moom bu ca raay ba amul woon waykat bee ko wax Youssou waay 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 dëgg la de. parce que Abdoulaye Wade moo commencé lépp. te muy dëgg bu wër. Sénégal. ñëpp ñu ngi fàttali ko année 2000. wallahi wallahi. Abdoulaye Wade dafa teg ay projet publier poster ci Dakar ñu naan politique. waay opposition bi naan paa bi day gént. day gént waay. te moom sax wax Macky Sall sax wax na ko. dëgg la Abdoulaye Wade si wax ñu naan ndegam mi ngi waxati. soo amee ñu ne moo ndegam waxoon na dëgg. dëgg la. na déglu ay conseillers parce que soxla na ko. dëgg la. paa bi mën na yokk relation internationale am. mën na ko dimbali ci ay mën na ko dimbali xëy na. non moom gis nga sama sëriñ yooyu ma dama lay wax lenn de. démocratie xoolal ak alternance su Sénégal. waaw mais Macky Sall gis nga Macky Sall. dégg waaw Sénégal dina am crédit boo xamante ni bii. Sénégal dina am crédibilité boo xamante ni bii. dëgg la. dina mën a décrocher ay financement yu bare. te muy ci montage dossier ba. te muy dëgg Abdoulaye Wade moo ko ci expérience. te muy dëgg bu wër. c'est-à-dire daal. dafa waroon naa daal jubóog moom. te Sénégalais yi war nañoo remercier Abdoulaye Wade sant ko te ñaanal ko yàlla. wallaahi mu yàgg fi te wér. amin yaa rabbi amin. parce que dañ ko doon tuumaal ci ay milliards yu dul jeex Abdoulaye Wade yorul ay milliards. dëgg la. non gis nga sa waay wuy ma Abdoulaye sax bu yoree milliard non Abdoulaye Wade bu yoree milliard wuy ma. waaw bu Macky Sall mu ne taxaw 2012 Macky Sall bi nga xam ne 2000 mu ngi doon fay dëkkale 50 000 francs loyer moo fi taxaw Macky Sall xam nga kenn waxalu ko Macky Sall moo taxaw génne ñam suñuy nopp. mu ne non damay wax rek Macky Sall moo taxaw 2012 fii génne ñam suñu nopp ne sama patrimoine 8 milliards la te ñun ñëpp xam nañ ne du dëgg ëpp na loolu. bu Macky Sall mu ne am 8 milliards Abdoulaye Wade mun na am 30 milliards quand même. dëgg la mais non da gis nga li nga wax sax ma dolli ci leen. Macky Sall bi Abdoulaye Wade nekkee président de la République ci la njëkk nekk fonctionnaire. mais loolu moom ñun xam nañ ko xam nañu parcours yi Macky Sall. dégg nga waaw. dégg nga. te moom 2012. oh loolu am na ki alors.